am mbégte lool tey dalal leen fii man Cheikh Omar Sy Cheikh Omar Sy laa tudd nekk leaderu GFC ñu di ko wax la grande force citoyenne di aussi doomi Gueule Tapée Fass Colobane ñu nekk fii ci suñu siège nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi yëngatu ci wàllu politique mais tamit nekkoon fi président de conseil de quartier au niveau de Fass depuis 2016 ñu dëkk Fass juddoo Fass def des études en finance et gestion à l'école supérieure de commerce de Marrakech biñ ñibbisee on a travaillé dans un cabinet d'expertise comptable avant d'intégrer depuis 1995 des projets de développement financés par de grands organismes de coopération bilatérale avec le Sénégal, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation depuis 1995. Donc d'une manière générale loolu la ñuy mën a wax ci Cheikh Omar Sy qui il est et quel statut la am en tant que citoyen dans une commune comme la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Je pense que en tant que citoyen ordinaire mën nañu def ay jéego ci wàll bi mais nag li ci gën a am solo du rek casquettu sëriñ wala casquettu homme politique dafa di boo nekkee acteur de développement nga xam ni tey mbooleem région yi ci Sénégal dem nañ fa dans le cadre ci suñu cadre liggéey moo xam ci wàllu njàngale mi la moo xam ci wàllu wér-gu-yaram la moo xam ci yeneen aspect nga xam ni tey jii même ci Afrique dox nañ ci fukki dëkk yoo xam ni ci biir Afrique lañ nekk ngir mën a fexe ba li nit ñi di dundee gën a mën a yéwén yaakaar naa bu la yàlla dimbalee ba nga xam loolu di gis ni askan wi di dundee ak loo mën a doon moo xam évêque nga moo xam sëriñ nga moo xam nitu diine nga walla leneen dina am loo yëg ci sa xol lu la mën a dimbali ba nga mën a jóg taxaw ni lii kat dinaa ci ut saafara bi ci des itam dafa am lu ñuy fàtte toujours fii ci Sénégal dafa di sëriñ si dafa am taxawaay bu ñu am bu ñu war a dolliwaat wax dëgg yàlla ñu tegaat ko fa mu tegu woon ku gis tey tool bu mel na Xelkom doon àll suñu waajur bu baax di suñu maam sëñ Saliou Mbacké jël tool boobu ni nañ ko bayal ñu gor garab yi ba tey mu bokk ci àll yi gën a naat ci Sénégal ñu di fa bay mbooleem lu ñuy jëfandikoo ci wàllu poyteef ñu dem di ko fa bay di ko fa jëlee di ko indi ci biir Sénégal loolu yaakaar naa ni nitu diine rek moo mën a am boobule kaddu nga xam ne bu ne lii nañ ma ko defar même bu dee ay montagne la nit ñi danañ jëm yëkkati xeer boobu ndax seen ndigalu kilifa la te loolu mooy énergie spirituelle bi nekk ci sénégalais bu nekk boo gisee jàkk yi ñu fi tabax yu ci bari tabax bi day yéeme waaye boo ko dee xool bërki Dembo Njaay la xalif général des Tidianes woote ngir ñu indil ko ñu tabaxal ko jumaa jële ca Tiwaawan ci benn guddi nit ñi manifesté wu lu mat 4 milliards ñu mën ko dajale ci benn guddi xam nga loolu du lu ndaw Masaalikul Jinaan li ko tabax du rek xam-xam du rek xaalis pas-pas a ko tabax yeneen yi nga xam ne dafa nekk ci gox-goxaat yi muy ay liggéey yu am solo am na fu ñu ko mënoon a jaaralee ba tabax ko ba mu yéwén te xëy na coono yu bari du ci am su fekkoon ni tey jii kilifa diine yi li nga xam ni war nañ ko mën a am ci Sénégal ñu jox leen ko ba mu ma sëkk mooy lu ñuy def ñu boole leen ci ba sàkku ci seen xam-xam sàkku ci seen xalaat sàkku ci seen ndimbal
te yaakaar naa ne loolu itam war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. kon damay wax rek ni kilifa diine naam, homme politique naam, waaye man gisuma seen diggante lu leen tàqali, ndax lu ci bari bii day dimbali bii tamit di dimbali bële. kon yaakaar naa ni lu mën nekk la que nit nekk kilifa diine waaye tamit dugg ci langue politique ngir li nga xam ne moom la askanam di dundee mu mën ko yéwénal. waa Gueule Tapée am na ci ay nit yu am taxawaay yoo xam ni tey jii lépp loo xam ni askanu Gueule Tapée ñi ngi koy jooy ñoom dañuy ñëw taxaw ci taxawaay bu mat sëkk te du am benn laam-laame. ñooñu tey bu ñu waxee ak ñoom bañ di ñu dañuy ànd ak yow liggéey ci mbiru grande force citoyenne, sa xel day daal. Colobane kazalika am na ci ñoo xam ni tey lu nekk defal nañ ko Colobane ci wàllu xale yi, taxawu leen ci seen njàng, taxawu leen ci seen wàllu wér-gu-yaram ba tey jii ñoom ñu xool grande force citoyenne ba ni ñun kat war nañoo mën a ànd ak yow liggéey ci lii. bi ci des mooy waa Fass yi nga xam ni tey man nekkoon naa président conseil de quartier de Fass depuis 2016 di ci liggéey, am ci ay taxawaay yu am solo, liggéey ci wàllu santé, liggéey ci wàllu éducation. am na benn journal boo xam ni génne woon nañ ko fi muy Le Fassois. am na ci ay liggéey yu am solo ci wàllu sport ñu def ko fi. loolu nag moo ñu yóbbee ñu gisanteeg ñi nga xam ni ñoom la ñu seqal gox bi muy waa Gueule Tapée, waa Fass, waa Colobane, ni leen naka la ñu mën a def ba gox bi suqaliku. loolu mooy ñaareelu mbir bi nga xam ni moom la GFC am te mooy am un programme bien structuré. programme bi ñu tënk ko ci juróom-ñaari poñ te mooy les axes programmatiques. bi ci njëkk di notre cadre de vie. ñu ni waa ñun suñu cadre de vie bi lu tax mu mel nii. tey am ñaari canaux yoo xam ne dañu seq commune bi muy canal Fass ak canal Gueule Tapée. ñaari canaux yooyu yëpp di dem directement ci géej gi nga xam ni ñu doon diggante géej gi li dox suñu diggante matul sax téeméeri mètre. mais ñu gis ni tey bu inondation amee, bu tawee, quartier yëpp yi nga xam ne dañoo wër bu fa ndox bi defee ñaari waxtu dem seen yoon. fii rek ngay nekk ci commune Gueule Tapée, Fass, Colobane ak li ñu am yëpp ci jumtuwaay, mu taw ndox mi nekk fi 1 semaine 2 semaines ba nit ñi ci seen biir néeg yi ñuy toggee ci kaw lal yi ngay dégg ay banlieue di ko dégg yeneen dëkk yi am inondation yëpp boo ñëwee ci commune Gueule Tapée, Fass, Colobane ñun dañ ko yàgg a dund. loolu di cadre de vie bi. wàllu njàng mi ñu def ci constat nga gis ni tey commune Gueule Tapée, Fass, Colobane moo am la ceinture scolaire la plus développée du Sénégal. amul benn commune ci Sénégal booy dem fekk juróomi lycée wër ko te fii am nañu Blaise Diagne, Delafosse, Kennedy, Jean de La Fontaine, lycée Thierno Birahim Mbacké, même lycée d'application bi nekk nii à côté boo doxee dem jàngi. am nañ 13 écoles primaires dans la commune. ñu am 6 institutions préscolaires. ba pare au niveau supérieur ñu am l'université de Dakar, la plus grande université du Sénégal. ñu am université Hampâté Bâ, ñu am ITECOM, ñu am ISM. toutes les universités yi nga xam ne day jàngale xale yi au niveau supérieur dans tous les domaines, architecture, médecine, journalisme, environnement, le droit, ENA mi ngi nii à côté. yooyu yëpp nekk ci centre scolaire u commune Gueule Tapée, Fass, Colobane. malheureusement li ñu seetlu mooy xale yi dëkkee commune bi bénéficié wuñu trop ci jumtuwaay yooyu nga xam ne tey ñoo ñu wër. boo xoolee fii rek heure bii heure njàng la mais génnal ci mbedd mi da ngay gis ni mu mel ndax xale yëpp ngi ci biti. kon loolu mooy rupture scolaire bi nga xam ne moom la ñu seetlu ci biir commune bi. xale yi du ñu yeggali seen njàng. ku ci am CEP miracle la, daanaka kéemtaan la. ku ci am brevet kéemtaan la. ku ci am bac kéemtaan la. ku ci dem université kéemtaan la. ñu ni loolu nag dañ cee war a taxaw ba ëllëg ku juddoo Gueule Tapée, Fass, Colobane sa jàng day yéwén te institution scolaire yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi di ay institution publique ñu mën cee bénéficier wu. tey jii doomu Gueule Tapée, Fass, Colobane waratu fee yeewoo di fay pour jàng ndax am nañu jumtuwaay yu mat. bi ci des mooy waaru santé. santé nga xool suñu
li ñuy tuddee taux de pénétration CMU ñi nga xam ne dañ leen war a jël en charge suñu amee feebar lu leen dal ñooñu tey jii taux bi ci yi gën a faible ci Dakar la bokk. lu tax parce que institution yi nekk fii nga xam ne ñooy faj këru docteur yi nekk biir commune bi daanaka boo ko dee seet amul taxawaay boobu ñuy seetlu ci commune bi. sa bopp sa bët buy metti doo ko fi mën a faj, sa bëñ buy metti doo ko fi mën a faj, sa nopp buy metti doo ko fi mën a faj. même xale yi nga xam ne dañuy yàlla dañuy nekk ci diggante ba war a matu, bu ñuy matu dañuy dem ci yeneen këru docteur yu nekkul ci commune bi ngir mën fa yàlla may leen mën leen a may seen bopp. kon loolu dafa nekk loo xam ne dafa am taxaw seetlu bu ñu ci war a def, alors que am nañ centre de santé Colobane, am nañu poste de santé bu nekk Fass, am nañ centre de santé bu nekk Gueule Tapée, am nañ Abass Ndao fii ci commune bi. yooyu yëpp nekk ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ko war a fexe mu jëriñ askan wi, jëriñ bi nga xam ne moom la leen war a jëriñ. bi ci des wàllu sport, wàllu culture am nañ fii tey jii Gueule Tapée Fass Colobane dafa nekk xolu culture du Sénégal. bu dee ci wàllu ballet yi la, ñoom Thionck Essyl, les ballets La Linguère, les Barthélemy, ñoom ñëpp fii la ñu nekk ci biir commune bi, ci biir Fass wala ci biir Gueule Tapée. course pirogue fii rek nga ko daan gis wala bokk Ngor, waaye fii daf fi am taxawaay bu am solo bu mu ci daan def. wàllu bëre, la première école de lutte du Sénégal c'était la commune de Gueule. ci wàllu musique da ngay gis tey musiciens yu bari nga leen di dégg, mooy B5 Faye, les Doudou Ndiaye Coumba Rose, les Pape Cheikh, ñoom Ablaye Mbaye, ñoom ñëpp dëkkoon ci commune Gueule Tapée Fass Colobane. nga xam ni culture Sénégal, même cinéma, Djibril Diop Mbambeti dëkk Colobane, am na ci doomam joo xam ni doomu Wasis Diop la di Mati Diop. tey filmam bi mu def moo gagné le grand prix international du jury de Cannes, cinéma Cannes, nga xam ni fi Cannes tollu doomu commune bi moo dem gagné lu mel noonu. xam nga ni loolu dafa nekk taxawaay bu am solo boo xam ni tey culture Gueule Tapée Fass Colobane yegg na fa, waaye loolu dañ ko war a fexe nag mu am jeexital ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci commune bi, aussi bien ci sport. beneen bi mooy sécurité ak wàllu xëyu ndaw yi, yooyu yëpp nekk ci suñu axe programmatique, ngeen gis ko nii ñu nataal ko ci tableau yi. bu ci nekk ñu xam ñaata lay jar ak lan la, te tey jii ñu xam ne ci juróomi at lii war naa mën a nekk. tey jii war nañoo mën a am ci diggante Gueule Tapée Fass Colobane loo xam ni buñ ko taxawalee, waxuma la pour commune bi rek, waxuma la pour Dakar rek, waaye Sénégal yëpp tey war nañ cee mën a jël exemple ci naka la ñu war a yoree commune ak naka la war a doxee. xam nga li gàllankoor commune Sénégal yi lan la, état wu Sénégal dafa war a gën a bàyyi xel collectivité territoriale yi. gis nga alal gi nga xam ni moom la état bi di mobiliser, moom la ñuy jël di ko yóbbu ci collectivité territoriale yi, 1% la wala 1,3%. tey téeméer boo jël benn lañ ciy jël ni nañ ci sédd état collectivité territoriale yi. looloo tax joxuñu ko dayoo bi nga xam ne moom lañ ko war a jox. boo déggee ñu naan France bariwul ministre, France ay États-Unis bariwul ministre, parce que seen xaalis bi nga xam ne moom la état bi di am lépp, genn wàll gi, xaaj bi, les 50% des ressources de l'état dañ koy exécuter au niveau local. looloo tax li nga xam ne moom la ministre bi war def daanaka maire bi moom moo koy def. tey jii dañu bëgg a jël ci loolu exemple ni xëy na état bi li mu ñuy jox bariwul, waaye wax naa ko léegi am nañu ñeenti source de financement. tey suñu programme 20 milliards war na ko mën a sax ëpp, parce que 20 milliards mooy minimum lu nit war a mën a def ci commune bi pour que les 5 kilomètres 500 de sable nga xam ne suuf la di fatt tuyau yi di kii, te loolu warul mën a nekk. mënuloo ñëw Médina ñu tali yëpp, Point E ñu tali yëpp, Sacré-Cœur kazalika, te fii nga xam ne tey jii mooy xolu Ndakaaru, nga xam ne fii rek nga mën a jóge, fooy dem benn oto ngay jël. booy dem Ouakam benn oto ngay jël, booy dem Pikine benn oto ngay jël, booy dem biir Dakar benn oto ngay jël, booy dem Sicap benn oto ngay jël. am na ci gox yoo xam ne boo fa dëkkee, boo fay jógee war a dem yeneen gox, di nga jël ñaar ba ñetti oto balaa ngay yegg. kon ñun ñoo nekk ci xolu Ndakaaru, ñu war a am ay suuf yoo xam ne daf ñuy fat, amuñu assainissement bu baax. loolu danañuy war a mën a am loo xam ne ay lay yoo xam ne tey bailleur de fonds boo ko tegal
ni boo dugalee sa xaalis fii impact bii lay am ci jeexital bi lay am ci dundu askan wi dañ ko ciy def. ñu jël ci exemple parce que dama ni woon xale yi lu ci nekk rek nañ ko jëlee exemple. GFC ak ñi nga xam ne ñoo ko seq bi nga xamee ni am na pandémie dañu dajaloo ñu ne xale yi dañu bëgg terrain de sport bi ñu ko évaluer ay 12-13 millions la mais dama ne leen gars yi nañ leen ko song buñ ko songee yàlla mën nañoo dimbali ba ñu am xaalis buñ ko financé ci ñaari weer yu mat sëkk 1er avril lañ ko commencé 1er juin ñu jeexal terrain bi def fi 19 tonnes de ciment defar panneau yu bees tàq def fa ay peinture bu mucc ayib def fa grillage clôturé ko def fa ay graffiti ak lépp ci ñaari weer rek lañ ko def nga xam ni liggéey bi dafa doon ànd ak mobilisation financière bi te looloo gën a metti mooy da ngay liggéey en même temps di wut xaalis boo xam ne moom ngay defaree say infrastructure loolu exemple rek laa bëggoon a jox xale yi ni fii lu ñu song mën nañ koo daan waaye nañ ko songee pas-pas xam ne lii lu mën nekk la boobu exemple nag mooy yeneen yi nga xam ne moom la ñu wax yëpp ñi ngi def une grande coalition tey grande force citoyenne plateforme électorale la bugguñu ko sax tuddee mouvement parce que xam nañ ni mouvement ku ci nekk day gis ni que kii dafay war a xalaat pour loo xam ni dafa war a jëmale Sénégal wala yu demee noonu ñun Gueule Tapée Fass Colobane moo ñu ñor ñu gis ci ñi nga xam ne ñoo nekk ay ñi yore politique bi fii ci Gueule Tapée Fass Colobane di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak seeni ay kilifa Khalifa Sall Ousmane Sonko ñëw na ba ci siège bi Pape Diop dem nañ seeti ko dem nañ sax seeti maître Abdoulaye Wade waxtaan ak moom laaj ci moom xalaat ndax tamit ganu Sénégal amel nañ ko njukkal lu rëy tey ñun Abdoulaye Wade maître suñu fierté la kon bu ñu demee seeti ko mu sottante ak ñoom xalaat jàpp ñu comme ay morom keroog dañoo toog ba doyle mu ñaanal ñu ni ñu dem leen yeneen kilifa yi ci commune bi yëpp dem seeti sëñ Mansour Sy Djamil waxtaan ak moom ñoom ñëpp en tant que leader de grands partis politiques li ci des nag suñu toju ni bopp jinax la mooy fexe ba ñu am une grande force citoyenne boo xam ni lii ñuy wax grande force citoyenne mu nekk une réalité politique loolu ñu ngi ciy liggéey à travers des cellules yoo xam ne ñi ngi koy teg ci commune bi yëpp muy Gueule Tapée muy Colobane muy Fass wax dëgg yàlla am nañu yaakaar ci ni lii nga xam ni mooy suñu démarche politique di suñu programme politique di nos hommes politiques parce que tamit lii ci gën a am solo mooy rek politique yi naam nit ñi am na lu ñu leen di xoolee bët yu ñu leen di xoolee xam ni ñoom élection législative yi moo leen yitteel élection présidentielle yi moo leen yitteel waaye lu ci mënti demee ñoom ñi ngi fii nekk de grands acteurs politiques ñun tamit dañuy sukkandiku ci ñoom pour former une bonne équipe municipale le maire bi nga xam ne danaan dem ñu naan monsieur le maire ngay xookaliku loolu daanaka jeex na ci àdduna bi Sénégal bokk jeex na fi lenn rek moo fi mën a nekk nga constituer une bonne équipe municipale boo xam ne ay experts a ngi ci ay nit yu xarañ ñi ngi ci nga xam ni conseiller municipal bu nekk day nekk un porteur de projet le porteur de projet mooy tey dañ la naan yow sëñ Ablaye lenn rek lañ la sant ci juróomi at yi mooy nga fexe ba centre de santé bu Colobane nekk centre de santé yu mucc ayib ci commune Gueule Tapée Fass Colobane nga fexe ba Fass Delorme am poste de santé bu mag loolu rek lañ la sant ci juróomi at yi buñ la joxee loolu comme mandat ni la lii doxal ko ñii nga war a dem seeti lii nga war a def ci juróomi at yi balaa muy jeex di nga nekk Fass Delorme wala centre de santé Colobane danañ am centre de santé yu mag lu tax su boobaa bu ëllëgee kenn du ni maire bee ko def wala Massamba ko def wala Mademba ko def waaye duñ naan apply moo fexe ba commune bi am ñaari centre de santé yii say doom dañ ciy bëgg dañ ciy sawar ñëpp a ciy sawar parce que dañu xam ni loolu sa liggéey bopp la. man leen rek moo ma ñor mooy xale yi xam ñooy ñan ndax kilifa gën mag moo doon ma naan xam-xam yëpp bi ci ëpp solo mooy xam-xam bi nga xam sa bopp. waa commune Gueule Tapée Fass Colobane wax naa ko léegi li ñu def yëpp ci wàllu culture def ko ci wàllu sport def ko ci wàllu yeneen domaine tey dafa jot ñoom ñu yëg seen bopp ci li nga xam ne noonu la Sénégal di doxee looloo tax ci wàllu sport bi
xale yi wax naa leen ko bërki démb ñu ngi créé équipe bu Avenir Fass Basket Club en 2017 maay président Avenir Fass Basket Club mais bi ñu demee 2019 man leen da ngeen di dem jëli coupe bi juniors yi dem jëli coupe les 3 sur 5 catégories ñett yëpp dem nañu en phase finale pour dem jëli coupe juniors yi la ko yàlla dogal ñu jël ko coupe en 2 ans d'existence tey nee naa leen yéen ñëpp da ngeen di yéeg première division ñu tabaxal leen terrain jox leen les moyens utal leen ay partenaires jëndal leen ay maillot jëndal leen ay bal pour que ñu yëg seen bopp ni tey amul benn équipe bu basket boo xam ne mi ngi nekk Sénégal boo xam ne war na leen a gën demin lu tax parce que dafa la am taxawaay bu mat boo xam ne dañ koy taxaw ci seen wet bi ci des mooy ñu xam ñooy ñan am na benn film documentaire boo xam ne réalisé nañ ko ci sëñ Mansour Sy borom daara ji loolu prétexte la woon pour wax question bu am solo mooy lan Sénégal ba léegi ni xamuguñu suñu wàllu suñu njàng ak li nga xam ne moom la suñu mag yi bind tey ku toll na sëñ Mansour borom daara ji da ngay dégg ñu naan ko borom daara ji mooy que ni am na lu mu def ci wàllu njàng ak njàngale waaye tey boo tàppee internet doo gis loolu borom limousine bi borom sañse bi borom yooyu ngay gis ñu ni nag nañu fexe ba boo tàppeetee sëñ Mansour borom daara ji ñu xam quelle est la valeur intellectuelle de suñu kilifa diine yi tey bind na ay téere yu bari boo gisee ci film bi ñu ngi lay wax ne bind na lu mat ay téeméeri livre yoo xam ni moom moo ko bindal boppam ci domaine yëpp nag wàllu condition féminine wàllu caricature yi seule réponse bi nga xam ne c'est une réponse intellectuelle articulée ci mbiru caricature yi sëñ Mansour bokk na ci ñi ko def te mooy xasida bi nga xam ne bind na ko ci wàllu caricature yi ñun way rek lañ ci am waaye li mu ci wax comme réflexion ci biir ni adduna bi yëpp diine yi ci nekk war nañoo lëkkaloo pour que ku dal ci benn diine ñoom ñëpp ñu àndandoo dal ci sa kaw ku mel ne Souleymane Bachir Diagne nekk ca professeur à Columbia University bi mu gisee loolu dafa ne lii mën na bokk sax ci charte des Nations Unies ndax xam-xam bu xóot yooyu noonu dañ ko war a xamal askan wi ni suñu mag yii fi nekk bind nañu ay téere yoo xam ne tey mënuloo toog ba màggat ba xubidaas mosoo ko gis ci école yi te alors que dafa am valeur intellectuelle bu mag a mag a mag téere bu mel ne Masaalikul Jinaan Zajrul Qulub Jazbul Qulub yi nga xam ne Alaaji Malick bind na ko Sëñ Touba bind na ko Cheikh Oumar Foutiyou bind nañ ko yooyu dañ ko war a inclure dans le cursus scolaire sénégalais film bi en substance dina wax ci dundu Sëñ Mansour dina wax ci voyage bi mu defoon Casamance ba ñaari joolaa yeeg soose yi nga xam ne toog nañ ñeent fukki at tijjuwuñu benn jumaa mu fexe ba ñu ubbi ko ci jàmm ak dal ba tey jii boo demee jumaa jooju ma ngay dox te mi ngi ko def depuis 2006 loolu dafa jaroon tey Sénégalais yëpp xam ko moom la ñu bind ci biir def ko ci biir film bi waaye waxaale ci itam naka la ñu mën a fexe ba dugal njàngu suñu mag yi ci biir école bi nga xam ne moom ngay jàng di ci sàkku xam-xam loolu tamit bokk na ci yi nga xam ne moom la ñuy yëngatu am na ci ay projets yu bari yoo xam ne mi ngi suñu kanam aussi bien ci wàllu culture ci wàllu sport ak yooyu waaye loolu yëpp du fi xaj xam naa ci benn émission mën nañ ko sàkkal beneen yoon incha allah